li ñu am mooy information yoo xam ne dafa jógee chez des professionnels ñi nga xam ne ñooy liggéey wàllum wér-gu-yaram ñoom nee nañu li gën a compliqué affaire yi mooy dafa am ay variants yu bees maanaam ay bu ñu xalaatoon ni xàmmee nañu ni feebar bi ni lay ñëwee yeneen laxasu nañ ci biir ba nu ko neexee pratiquement lay ñëwee fii ci biir Sénégal pratiquement dégg nañu ay variant Delta dégg nañu yeneen variant mais je pense que sama xalaat mooy li gën a indi tey jii ñu toll situation bi ñu toll bokk na ci ñàkk gëm ñàkk fégu bi nga xam ne ñàkk nañ ko yëg ñi nga xam ne ñooy autorités yi parce que ab askan bu tolloo fii nga xam ne ay danger nga koy gete ay musiba ngi ñëw ñi nga xam ne mën nañu dénk réew mi danoo war a génn wax ak askan wi wax leen fu ñu war a tegu nu ñu war a demee mu neex leen sax léeg-léeg askan day bañ li nga xam ne mooy mesures yi ak yi nga xam ne yu bees yoo xam ne da nga koy bëgg a teg ci loolu lii nga xam ne mooy rôle ñi nga xam ne ñooñu ŋànk réew mi mooy léeg-léeg sax bu nit ñi bañee topp ñi nga xam ne mooy recommandation yi mooy aaye ak dogal yi ñu imposer leen ko mais tey ñun suñu position Sénégal mooy ñi nga xam ne ñoo waroon a aaye ñi nga xam ne ñoo waroon a wone yoon wi ñi nga xam ne ñoo waroon a joxoon ñu topp leen ñooñu seen bopp ñoom ñoo laaj ñoom ñoo deful li nga xam ne mooy yoon par exemple tey boo jëlee pendant plusieurs années dañ ne woon dëkk yu tàng Covid-19 mënu fa am doole ba nenu ba ne les pays sahéliens ak pays yi nga xam ne ñu ngi ci sous les tropiques foog nañ ñi waru fa am doole bi gannaaw bi nga xam ne au début OMS waxoon nañu ay nit ñu bare dinañu dee bi nit ñu bare dew ñu ne kon naaj bi moo ñu dimbali kon tàngoor réew mi moo ñu dimbali mais gis nañu tout au début li nga xam ne mooy waa nguur gi newoon nañu sénégalais jël leen ay mesures barrières nañu moytu fu ñuy génn takk masque bu ñu jegewaalo mais gis nañ ni depuis mars dernier ak li fi xewoon ci réew mi gouvernement bu Sénégal bu Macky Sall dafa mel ni kuy wonewaat boppam won nii da ngeen wone pendant ci période yu bari génn ngeen ci mbedd mi wane dañoo néew doole ñun dinañ leen won ni néewuñu doole dañu gën a bari ci askan wi tax na ñu woote ay bumbaay yu bëri lu amul responsable politique bi nga xam ne am na envergure te mu nekk ci Benno Bokk Yaakaar boo xam ne wootewul ndaje ubbi ay concert invité Wally Seck danaa ko citer parce que mooy seen mel ni dañu am sparring partner ak moom la ñuy woo fu ñuy dem woote mbooloo mu bari bàyyi nit ñi ñu foo sans masque sans rien du tout sans aucune protection mesure barrière bu ñu jógee ci loolu ñu dugg encore ci li ñuy wax tournée économique boo xam ne tournée politique la en réalité ñu woote nit ñi di transporter nit ñi parce que maa ngi fàttaliku lu ñu njëkk a wax ñu ni lan mooy éviter loolu mooy déplacement yu bari yi par exemple da ngay jël tey bu fekkee ne Fouta nee nañ amul Covid-19 tey jeunes yi ñu jëlee fii yëpp Sénégal yóbbu leen ci Fouta c'est des potentiels ñoo xam ne mën nañu transporter micro bi yóbbu leen les mêmes personnes la ñuy jëlaat encore yóbbu leen Casamance yóbbu leen Tambacounda yóbbu leen Saint-Louis ainsi de suite muy jaxasoo wax ne kenn mënu ko expliquer donc tey boo amee ñu toll situation bi ñu toll tey dégg naa variant bu nekk variant Delta variant mais war naa mën a dégg variant Macky Sall parce que en quelque sorte ñoom ñoo encouragé ñoom ñu propagé li nga xam ne mooy virus bi ci biir réew mi. D'accord mais Babacar bu ñu xoolee aussi peut-être mun nañoo jël rejeter faute yi suñu ay autorités en l'occurrence le président Macky Sall mais bu ñu xoolee fu mu toll nii ak explosion des cas yi sortie bi nga xam ne ñenn ci corps médical bi ñu ngi koy def parce que fu mu toll nii ils sont débordés problème oxygène lañ am fu ñu tëddal sax seen maladie ça pose problème ñu nekk pays bu ndóol tey est-ce que au-delà de ces autorités ñun population bi war nañoo jël suñu ay responsabilités par rapport à ces maladies quand même. mais dama ne borom kër tey jii boo nee teree naan sàngara ci kër gi booy digle ne da nga war a julli yow borom kër yow yaa ko war a jiite bu fekkee ne la tête est malade tout le reste du corps mënul taxaw problème boobu lañu am dañu am problème de leadership dañu am problème de dirigeant. ci réew mi et la maturité de la population dans tout ça. oui mais la population population du topp lu dul li mu gis ci njiitam mu di ko def population yi mënuñu ñoom ñu jubal. fekk na ñi nga xam ne ñooy nekk ci ma jox la kaaw exemple bi waxoon naa ko dinaa ko waxaat fii ci Yoff jamono ji nga xam ne ci la pandémie gën a métti woon ay mois de janvier décembre su fekkee ne sama souvenir baax na ki nga xam ne mooy le ministre de la santé mooy le premier bi nga xam ne moo war a jubal après Macky Sall mais dafa woote woon di dugg ci koñ yi di joxe ay garabu koko boo xoolee ci biir koñ bi tuuti sax di nga gis ay garabu koko yi nit ñi doon jëmbat seen buntu kër yi mais keroog ay bumbaay la woon fii ministre bi si boppam takkul masque ñi ko topp ñëpp takkuñu masque donc nan nga mën a gëmloo nit ñi dañu war a takk masque ki nga xam ne mooy président de la république période bi ñoo xam ne ñu ne couvre-feu ñu ne bu kenn génn bu ñu jaxasoo bu mais keroog la génn di fêter anniversaire am ànd ak ñu ko neex ñu dem tey jii encore bi ñuy génn ci tabaski bi ñu nañu y a la probabilité que ñu tëj buntu yi d'ailleurs Dakar dem dikk ma
profité waale leen félicité leen ñoom dañu décidé ni le transport interurbain arrêté nañ ko. tax na ñu bëri ñu jëndoon seen ticket waroon dem tabaski ak seen i mbokk wala dellu si biir Ndakaaru mënatuñu bouger. ñoom dañu respecté directement mesures yi nga xam ne moom la professionnel de santé di ko wax. mais gouvernement bi topp ko. gis nga ni le lendemain la ñi nga xam ne mooy ay ministre ak ay DG. créé nañu seen i convoi. di jëlee feebar bi nga xam ne nañu épicentre bi Dakar la di ko jëlee yóbbu ko Ziguinchor yóbbu ko Kolda yóbbu ko Saint-Louis yóbbu ko Fouta ainsi de suite. donc le problème d'abord mooy il faut que nit ñi ñu mën a wóolu suñuy kaddu kilifa suñuy kaddu nit ñoo xam ne ñoom la ñu tànn suñuy biir. ne leen jiitee leen ñu. njiit dafa am importance Sénégal problème am yëpp mooy ñàkk njiit bi mu am ñàkk njiit boo xam ne dafay wàccoo ak engagement bi mu jël ak réew mi. donc bu fekkee ne moom mënul tegu ci yoon mënul appliquer mesures yooyu boole ci beneen affaire tout se fait dans la précipitation parce que tey jii nii mën naa wax ni pratiquement ñu ngi ci ñaareelu at bi. bi ñu nekkee ak jàngoro yi. Covid 19. mu ngi commencé woon décembre 2019 moo tax ñu naan ko Covid ñu ne ko 19 parce que 2019 la commencé. tey ñu ngi 2021. Sénégal boo xoolee fa ñu toll woon dañu toll ba tey yaa ngi wax ñàkkum respirateur. alors que jamono jooju au tout début mën nañu wax problème respirateur mais tey dañu waroon am ay respirateurs yu doy waar. ñu ubbi sax marché bi ba ñi nga xam ne ay promoteurs privés lañu ñu mën a jënd masques yi ak yooyu di ko jaay mais lan nga gis am na ay structures yoo xam ne quelques structures yoo xam ne am nañu respirateur je ne sais pas par rapport Kolda je ne sais pas par rapport ak Saint-Louis mais Ziguinchor en un moment ñaari respirateur lañ waxoon moo fa nekk te je pense que ba léegi la même situation la wax nañ leen encore nag ne am na ay cités yoo xam ne respirateurs yi dañu disparaître lalu hôpitaux yi dañu disparaître parce que ay camp la ñu mel ni genre camp militaire yoo xam ne dañu ko tabax dans l'urgence pour que ñu mën a traiter ay nit mooy CTE. CTE yooyu dañu xëy rek tëj ko alors que créé wuñu benn mesure premièrement bu fekkee ne tëjoon nañ ko sax récupérer matériel bi armée la ñu waroon dénk matériel bi nga xam ne mu leer nañu ak nu mu yàgg-yàgg nañ ko soxla dégg naa keroog kii di Madiambal Diagne même bu fekkee ne je ne suis pas toujours d'accord ak moom te du ma ko lire barki démb sàcc naa lire ay quelques trucs mu ngi wax ni keroog bi CTE yi tëjee lal yi yeeg respirateurs yi fa nekk réer nañu et au même moment comme par hasard clinique privée yi ak structures sanitaires yu privées yi xëy na ñu gis leen ñoom ñu yor ay respirateurs ak ay lal ak yooyu un état qui se respecte. bu fekkee ne toll nañu ci situation bi parce que dañuy dem sax ba léegi dañuy louer respirateur. benn borom daraja bu feebar nekk fenn da nga leen naan ok fii amul respirateur di nga gis médecin bi ne la xaaral ma woote clinique bële wala ki yor respirateur am biir këram mu ñu mun louer la ko pour que nga mën a nekk. donc dañu dagg lu ñuy wax l'équilibre de l'égalité des chances des citoyens devant la santé. ça veut dire dañu tey jii boo nekkee borom daraja. tu as plus de chance nga mucc ci feebar bi. que mu xam ne dafa ndóol. te ab état warul demee noonu kenn koo xam ne santé publique nga yor santé publique da nga ko war a réfléchir comme ni ma koy waxee dañu war a en tout instant ñuy uti information comme ni agent de renseignement yi di uti information ñu ne pic bu Sénégal bu mucculee dinañ am pic à telle période pic bi naka ñu tracé ay plan ay analystes yu ministère de la santé ñu analyser ni à telle période bu ñu fi tollee nii la ñu war a def pour ñu mën a mucc ci lii ak lii dañu war a calculer lépp teg ay graphique teg ay du ñu waxee plan kii sanitaire nga bu yeggee fii plan bi la ñu war a déclencher bu tolloo fii ñii ñoo war a intervenir bu toll mais Sénégal loolu lépp amu ci dara. mais gis nañ aussi le président de la République Macky Sall si sortie bi muy mel ni comme dafay menacer la population sénégalaise pour beneen confinement wala sax étaler fi li nga xam ne mooy couvre-feu. ak déniement bi nga xam ne nemmeeku nañ ko si ñu ëpp si sénégalais yi est-ce que yaakaar nga ne c'était la meilleure manière de communiquer avec les sénégalais. waaw président Macky Sall dafa am yàgg xam problème de communication. alors que voilà président boo xam ne. ñi ko wër ñëpp pratiquement ay stratégie de communication lañu. parce que tey ku jël ku mel ni El Hadj Amidou Kassé. mooy suñu mag boobu nekkoon Soleil te mu nekkoon conseiller du président de la République en matière de communication. nga jël lu mel ni Abdou Latif Coulibaly. nga mel ni bëri nañu ñi ko wër ñoo xam ne wax dëgg yàlla kenn warul naatable seen xam-xam mais bu fekkee ne dégluwul ñooñu dafay déglu ñu dul ñi koy jay. dafay déglu ñoo xam ne lu dul langage guerrier amuñu ko. dafay gën a gas pax digganteem ak askanu Sénégal. parce que exemple yi bari nañu yoo xam ne damay taxaw benn boo xam ne dama daan wax sénégalais ne leen. dama foog ne les effets secondaires yu vaccination la. keroog mu taxawee ne leen vaccin yi bu ngeen ko jëlulee ma jël ko ma mayee ko. mu fàtte ni alalu Sénégal la ñu jël jëndee ko vaccin yi
donc vaccin yow déjà ngay indi produit boo xam ne nit ñi ñemewuñu ko yow déjà yow li ngay wax nit ñi gëmmuñu la à 100% nit ñi ñemewuñu la à 100% boo bëggee nit ñi ñu ñeme la dafa mel ni borom kër bu ñëw ci këram dafa am benn approche bi nga xam ne moom ngay waxee ak askan wi pour nga ñemeeloo leen sa bopp déjà premièrement mais deuxième chose yow lépp li ngay woote yow nga wone l'exemple parce que yow munoo bañ a julli yow munoo bañ a woor ci kër gi ba pare nga jël jaasi ne ku fi woorut ku fi julliwut ma dagg sa bopp boobaa da ngay bu taseeg ku mel ni ay Babacar Touré yu mel noonu da ngay fipp rek ngay indi ci biir kër gi mais munoo lem wàññi seen loxo d'autant plus que ndeysaan li mu leen di bëgg a wàññi seen loxo na leen forcer il faut ngeen def ko mais du pour njariñu Macky Sall pour ñoom seen njariñ la seen propre santé d'abord mais bu fekkee da nga dem ak nit pour li gën ci moom sax pour nga defloo ko il faut nga fitnaal ko wala ngeen tolloo ci gatsadi c'est-à-dire yow li nga war a comporter ak ni nga war a waxee ak askan woowu moom moo dul yoon mais nag askan encore ma fàttali bu fekkee ne am na askan yoo xam ne boo leen nootee ngay mën a nekk ak ñoom askanu Sénégal ku xalaat ni noot ko imposer ko nekk li ngay def par force mooy tax mu tegu ci yoon da ngay nax sa bopp. ci imposé boobu gis nañ aussi vaccin yi Sénégal yi dañ see am réticence est-ce que mën nañu xaar Sénégal dem ba ñu imposer leen passe sanitaire comme France nu mu ko defee avec sa population. passe sanitaire France gis nga la fa xew. population yi nee nañu duñ ko def gouvernement bi nee na neexal la leen def ku bëgg a dem cinéma parce que xam nañ ni tubaab lu mu am cinéma mu gënal. ku bëgg a dem naan ci café yi ci terrasse café yi il faut nga vacciné wu. ku bëgg a dugg dans les grands centres commerciaux gi mel noonu il faut nga vacciné wu ñii nga xam ne ñooy waa France nee nañ ko duñ ko def. week-end yee ñu génn dem nañu ba ay jàmbaaroo ñoo am ci Marseille. moo am ci Paris moo am ci Lyon moo am ci dëkk yu mag yu France yëpp. tax na ba gouvernement bi reculer na ca loola et en plus deuxième chose mooy vaccin bi lan lañ la wax dañu bëggoon vaccin ci lu ñu xam bi ñu juddoo lu tuuti leen jàggoon mooy loo xam ne dalay aar. dalay aar mais tey kenn mënu la wax kenn mënu la jox garantie à 100% ni ki vaccin yii nu yor mën na la aar à 100% Covid 19. la preuve am na nit ñoo xam ne vacciné wu nañu chopé nañu li nga xam ne mooy Covid 19. ja am nañu microbe bi am na ñoo xam ne am nañu microbe bi ñu am nañu Covid ñu faj leen bañ ne leen wér nañu ñu génnewaat encore ñu amaat Covid 19. donc finalement vaccin bi pour lan la waxuma nag baaxut. waxuma loolu mais man Babacar Touré du ma vacciné wu su ma njaboot bu ma déggalee du vacciné wu mais waxuma nag bu ko kenn def waxuma ne baaxul mais man laa wax am naa amee conscience du ma ko def loolu boo toppee ba ku mel ni Sénégal tey lu mel ni France am na nee naa la loo xam ne dafa intéressé Sénégalais mooy lan mooy cinéma mooy café mooy loolu Sénégal fii loolu boo ko ne Sénégalais yi ku ko deful doo dem café ku ko deful doo dem bar ba voilà mais donc mais mënoo xëy nga génne armée génne policier ni dugg leen par force kër bu ne nga ne da nga koy vacciner par force loolu mënut a nekk. waaw tout à fait ñu génn léegi ci mbirum Covid 19 wax léegi par rapport ak tamit beneen actualité boo xam ne fii mu ngi nekk di def bruit bu baax au niveau du Sénégal rawatina sax ci langum politique bi juriste yi ñu ngi ciy wax mu nekk rejet bi nga xam ne le conseil constitutionnel def na ko ci recours bi nga xam ne ñi nga xam ne mooy député yu fii doo ci kujje bi def nañ ko ci annulation du code pénal et du code de procédure pénale ñu bëri nag ñaawlu wala sax jàpp ne li nga xam ne mooy conseil constitutionnel nga xam ne 7 sages ñoo war a statuer yu ay décision 4 sages ñëw jël yi nga xam ne mooy ay décision yoo xam ne rek ay décision de justice la ban lecture nga ciy def. waaw di ñaawlu d'abord dans des états modernes dafa am ay corps de contrôle yi nga xam ne ab projet de loi buñ ko indee ba présidence balaa ñu ko soumettre à l'Assemblée nationale dafa am ay professionnels yoo xam ne ñoo ciy sëgg lu ñu njëkk a xool mooy la constitutionnalité de la loi la plupart du temps comme bu mënoon jël parce que le modèle type de système judiciaire bi nga xam ne Sénégal doonu na ko France lañ ko jëlee France dafa am lu ñuy wax un conseil d'état conseil d'état muy njëkk a xool ndax loi bi méngoo na ak li nga xam ne mooy constitution bu ñu ko njëkkee régler à ce niveau là même bu fekkee ni Assemblée nationale kii nañ ko balaa que président di promulguer la plupart du temps le chef de l'État dafay reculer mais dafay fekk mu nekk d'abord ay députés yoo xam ne nekk waxuñu député Macky Sall lañu parce que dégg ngeen ko ni ñu ne man député Macky Sall la soxla ma xam li mu indi rek lu mu ne voté leen naa ko voté du ma ko seet mais na fekk mu nekk ay députés yoo xam ne c'est les députés du peuple premièrement ñoom dañuy xool lan mooy intérêt wu askan wi ñu jëm ko défendre deuxième chose bu fekkee ne loi bi passé na étape u Assemblée nationale validé nañ ko wax naa la kaw conseil d'état ba balkal ak ñuy xool
ba ay conseil constitutionnel comme ni ngeen koy defee Sénégal mais tey amuñu problème boobu ça veut dire Sénégal tey xamatuma ci ban cadre lañ ko war a dugal parce que li nga xam ne mooy ay code ak clé yi nga xam ne moom la ñuy xool ñu ne ab république la. Sénégal doxewut noonu. parce que ab république président de la république du lu ko neex mu def du ku ko neex mu fal ku ko neex mu jàppalu ku ko neex mu ne la demal nii. donc seen loi bi d'autant plus que encore ma yegg si waxu quorum bi. conseil constitutionnel ñëpp xam nañu. ku mës a jàng école ba nga yegg CM2 wala yu mel noonu. déggoon nga ni ñu naan conseil constitutionnel est composé de 7 sages. mais voilà mais le problème au Sénégal c'est que le président de la République participe à la nomination de ces sages là. Olof Ndiaye dafa am lu mu wax ku la abali bët fu ko neex ngay xool. kenn mënul invité këram ngay ñëw dafa añee dafa reeree dafa ndékkee te xam ne sa teranga ci waajooju la nga ne suba da ngay atte waajooju da ngay wax dëgg ci diggante bu fekkee ne gëmu sa travail ba mel dafay rare pour nga mën a wax dëgg ci problème boobu. moo tax nag cette loi bi nga xam ne moom la ñu bëgg a teg mooy loi anti-casseur am na yeneen pays yoo xam ne anti-casseur lañ ko tuddee woon fii la loi contre les manifestants la contre le terrorisme et ainsi de suite même fekkee dañ ko solal mbubu terrorisme parce que d'autant plus damay waxate encore le Sénégal sant yàlla amaguñu problème mu terrorisme te yàlla na yàlla def ñu ñu mës ko bañ a am mais loi bi loi la boo xam ne dafay salfaañe lépp loo xam ne àqal ak yelleefu doomi Sénégal mais puisque tey la majorité présidentielle moom moo ànd ak volonté présidentielle dañu koy imposer Sénégal mais bàyyi naa ko ñoom professeur Ngouda Mboup mi nga xam ne déglu naa leen ak constitutionnaliste yu bari wax nañ ne leen lii ngeen bëgg a def àndul ak àq ak yelleefu ak li nga xam ne mooy volonté bu Sénégal te li ko mandarga mooy constitution bu Sénégal. mais Babacar bu ñu toogee gis ay constitutionnalistes ñoo xam ne mun nañoo wax ne dañoo xam carrément droit nu mu tëddee di violer li nga xam ne mooy article 89 bi bu nekk ci biir constitution bi ak li nga xam ne mooy article 23 bi nga xam ne boo nekkul sax juriste boo sëggee lire rek di nga xam ne ñoom ils n'avaient pas le droit de statuer ci ay décisions de justice tey ay minorité de juristes dajoo tëju ci benn béréb joxe rendre lii nga xam ne mooy décision de justice est-ce que tey suba mënuñoo xaar aussi yooyu les juges aussi rendre décision de justice boo xam ne dafay arranger ki nga xam ne la di président de la République Macky Sall parce que ñi ngi waxi wàllum 3e mandat. xam nga benn jour déglu naa Ismaël Madior Fall. bi ñu ko laajee ci wàllum 3e mandat. mu ne position bi ma nekkee bu ngeen ma ko laajee du ma mën a wax sama xalaat. parce que dafa am posture proche du président dafa nekk posture ministre conseiller dafa nekk sous autorité et sous tutelle. moom laa lay wax ku la abali bët fu ko neex ngay xool. tey jii ñoom seen posture ñi nga xam ne tey ñoo ne loi bi elle est constitutionnelle ñi taxaw ñu ne la loi bi méngoo na ak li nga xam ne doxalinu réew mi ak charte réew mi bés boo leen fi jëlee fi ñu taxaw boo leen yóbbee ci benn béréb ba ñu ne loi bi àndul ak moom c'est-à-dire tey nekkuñu ay homme libre. am na benn kilifa bu wax nee na ay sambaabo yi bu nu jëlee ab réew jiite ab réew li ñuy njëkk a def mooy ger képp koo xam ne gor nga koo xam ne nag bañ nga ñu ger la lenn rek mooy sa place wala dañ lay ger wala ñu dugal la ci kaso bi wala nga gàddaay bi maanaam mooy nga exilé wu tey jii dañu toll foo xam ne képp koo xam ne bëgg nga nekk nit ku libre bëgg nga wax dëgg te nga xoolee ko ci sa aqulaay taala mais nga xoolee it héritage bi ngay bàyyi askanu Sénégal mooy nga sori leen mais tant que yaa ngi seen wet lu ñu mën a indi rek da nga naan dëgg la même bu fekkee ne da ngay am problème ak sa conscience tey jii ñii nga xam ne ñooy défendre constitutionnalité wu loi bi ñoo la gën a xam ni teguñu ko fenn mais dinañu ànd ak moom parce que seeni sutura seen ceebu jën ci loolu lañ koy tooyalee waaw. Président de la République Macky Sall comme ni mu koy fax di bàkko moom moo yor clé de voûte institution yi ñu bëgg ko ñu bañ ko suñu constitution noonu la tëggee moom mooy nommé ku ko neex par rapport ak ñi nga xam ne ñooy siéger foofulee ci conseil constitutionnel donc qu'est-ce qui explique le président de la République ñi nga xam ne kenn ki décédé na ñii nga xam ne dañ leen war a remplacer mooy ñaar yi nga xam ne seen ay dañoo dem retraite lan moo expliqué muy traîner les pieds par rapport à cette nomination parce que dafay seet